jàmm jooju day noo xam mooy am njëriñ ci diine bakkanu doomu aadama bakkanu doomu aadama nga faaj ko ci mu di jullit loolu sawar rek mooy day dem sawar rek loolu nag amul lenn lu mu jàll ko jàll loolu te mooy dëgg waaw bu gëm yàlla yow da nga gëm yi nga xam ne mën a digle ak lu tere bakkanu doomu aadama nga faaj ko loolu sawar rek day dem sawar rek loolu ko jaar adduna ngi ci biir jël loolu yéen da ngeen bëgg adduna ngeen bëgg di ko defar bëgg lu defar waaye bala moo sotti ak koo mën a doon ak koo mën a dégg moom jaar ko looy la ci am njëriñ rek mooy am seen dégg boobu waaw bu ngeen seetee nag benn bakkanu jibit faat ko day dem safara mooy yéen tas nation bi da leen a jaral ñàkk seen bakkan waaye tegu leen dara tegu leen bu jaay li ma lay wax lu bëri ci man la lu métti ci man la lu ma yéenee lu métti ci man ci yi nga xam ne ñooy jiite adduna yi loolu waxuma yow ak njëkk naa du yàpp laa wax buur lu tëye góor maanaam politicien lu ko may baax rek la bëgg buur itam lu tëye ngóor rek la bëgg waaye tegulee na ngeen ko sàmm nag delluwul ci yàlla da ngeen ko sàmm ci seen bëggu bopp rek loolu day lu sori loo xam ne doomu aadama yëpp ci bopp waaw lépp ñu ngi tënk seen jënd sa borom loo mën a def rek ak mën a yëngu rek booy séddul yàlla rek ak loolu ci yàlla defal loolu la ca may daanaka du mujj fenn ndax loolu ndax da ngay seet ci kilifa adduna nga xam ne kilifa adduna dong la xam ne moom rek lay li ñu àttan ci faat bakkan ak faat bakkan ni mu leen yombe te ñooñu ñu xam ne ay jullit lañ yi ay mbooloo jullit loolu nga seet moom benn bakkan rek bu jullit day dem safara moom loolu ak danga moom yëru ko waaw loolu dañuy waxtaan rek laabire la waaw dañuy wax ne diine na si diine laabire rek la lii mën a wax kat lii mën a wax ndax yii li nga wax lépp fatawa rek la xam naa dégg naa loolu waaw waaye damaa la bëgg ñaan yàlla gindi nu ci kaw ci boppam ba la ñuy def dañ ci ko seet loolu mooy tax lu ci njëriñ lu ca génnati rek mooy tax mu am njëriñ moo tax mu lew moo tax lu am jàmm moo tax itam lu mayee jàmm lu diis la li ma lay wax waaye nañ ko bàyyi xel dañ ko bàyyi xel lii rek lañ doon aussi yaa ngi am yaakaar si yow ci kaw foofu ma mbooloo moo tax ma koy wax lii rek lañ doon aussi lii rek lañ doon aussi ñëw ñëwoon pour dégg ñoom neex waaye dañoo ñëwoon jël si te dinañ ci bàyyi xel Mbacke dinañ ci bàyyi xel bu baax jërëjëf Mbacke dinañ ci jàpp dinañ ci bàyyi xel dama leen ne boo yónni woon na ngir tiit wala dama leen yónni ngir nation national xam naa ko jaar naa fi bëgg sa réew bu baax na ko sa réew jaar la sama kenn jaar lu jaar waaye nag ak réew a ngi ci doo xam ne ku ci indi ko wut ba mën cee dox ak lu may di rëy lu ngóor di rëy léegi sa ci kaw la day am jëndee loolu nag kenn ku ne war naa jiital boobu ci mucc war naa jiital boobu ci mucc waaw nag boo ko séddee da lay am mucc tey am na solo dañ ko imposé da nga ne nit ñi dafa am lu mu leen jaayoon loo xam ne gisatuñ ko ci moom. yaa ma j'accepte que yaa ma gën a xam Ousmane Sonko. mais man li tax ma xam Ousmane Sonko en 1997 ñu cheminé ba fii
loolu ma ci gisoon amul lu toll ni lu. boobu nekkoon na murit boobu bi nga koy xam. lu day nekkoon na murit bi nga koy xam. dama ni non damay laaj ndax boobu nekkoon na murit. dama ni Ousmane Sonko bi nga Ousmane koy xam Sonko. waaw xamuma ko ndax murit la. wala non doucement rek. Ousmane Sonko ndax nekkoon na murit bi nga koy xam. Birame Souleye dama ni man ne aussi laaj bi dafa yomb aussi Birame. dama ni da nga ko xam nga ma wax. yow lan ban tarixa nga. non attends non ban tarixa nga. non am nga Birame. Ousmane Sonko ba ma koy xam xamuma ko dama ni man nekk naa ak ay nit yu ma xam xamuma ban tarixa lañ bokk. waaw léegi xam nga bokkul kii Ousmane Sonko la sa leader la. dama ni waaw ndax bi nga koy xam laa nekkoon na murit. non dama ni ndax nekkoon na murit. dama ni ba léegi dama bëgg nga tontu ma Birame. dama ni Birame s'il vous plaît. aussi xam nga bu fekkee non dañuy wax dama la laaj bi nga koy xam sa leader boobu Ousmane Sonko ndax nekkoon na murit sukk jébbulu di sujjóot ànd ak sëriñam dama bëgg nga leeral ma loolu ndax am nekkoon na ko la déet. Papa Ngagne Ousmane Sonko je précise encore 1997 laa ko xam. faculté mais Birame doo ma baal yow si tontu ma s'il vous plaît 97 loolu c'est clair. mais boo ma dégluwul noo bëgg ma tontu la. ah allez-y d'accord c'est que mënoo maa laaj su ma ŋaangee nga ne ma tëjal si gémmiñ. baal ma ok boo ma posé question da nga may déglu ma tontu. baal ma Birame je vous en prie baal ma. boo ma laajee boo ma posé question baal ma da nga may déglu. allez-y baal ma. ma ni Ousmane Sonko 97 laa ko xam faculté droit laa ko xamee faculté droit kenn nekk fa ndaxte murid nga wala tiyaan nga wala laayeen nga faculté droit laa ko xamee ak ci dojo kenn mosu faa ñu ne allahu akbar wala jàng fa ay xasida wala jàng fa ay taysir foofu laa ko xamee donc foofu lan laa fa am opportunité pour xam ne Ousmane Sonko murid la wala tiyaan la mun ma ko faa xam bokkuñu nekk bokkuñu daayira bokkuñu faculté de droit lañu bokk mu nekk sama ancien de 2 ans bokk dojo mu ñu defee karaté ñaata nit ñoo nekk ci dojo ña fa nekk ñoom xam ne murid lañu wala tijaan lañu ñaata nit il est Ousmane Sonko daal sonn na ndax Ousmane Sonko mooy nit ki nga xam ni Sénégal moo bañ murid yi moo bañ tijaan yi moo fi nekkoon salafiste tey murid la faaw ñu xam kañ la fi nekkoon kañ la nekkoon murid kañ la tàmbalee si jot question boobu awma ci tontu wax dëgg yàlla. pour mais xam nga lan moo ma ci jaaxal Birame bu fekkente ni da nga ci mënul tontu mën nga ma wax rek mënuma ci tontu sañ nga ko. mais yow nga jàkkaarloog askan wi naan leen c'est parce que dañu bokkoon. mais li ma la wax c'est clair. mënuma la li ma la wax je ne peux pas être plus précis que cela Ousmane Sonko bokkuñu néeg bu ñuy fanaan faculté droit lañu bokk di jàng mu dëkk fa mu dëkk ma dëkk fa ma dëkk. ajjuma ñu bokk jumaa ju ñuy jullee bu ñu paree bokk ñooy activité dojo lañu bokk ñaata nit nga bokkal stade xam ban tarixa lañ bokk. ñaata nit nga bokkal classe xam ban tarixa lañ bokk bokkuñu classe. musula tàggu daayira wala mu tàggu la màggal. musu leen ànd màggal yi. bon pour commencer. waaw pour commencer man musuma màggal yi. ok waaw d'accord alors Birame xalif bi daf ko recevoir bi mu ko recevoir discours bi am na ñu bëri nuñ ko déggee yow ban gis-gis nga am ci discours bi nga xam ne président Ousmane Sonko jëlee na ko ci khalife général des Mourides. xam naa ni question boo xamante ni bii dina soxla ñu dem un peu fu gën a sori loolu bala ñu ci yegsi ba ma ko mayee bien sûr. Ah bien sûr. Le 12 janvier 2014 suñu premier compte rendu de réunion ci biir Pastef. Ousmane Sonko ci ba ñu tenir réunion bi dafa ni bi ñuy wax ci la question de nan la ñuy def ba ñu xam Pastef dafa ni nañu dem ci këru diine yi nañu rencontré kilifa diine yépp xamal leen ni am na parti bu bees bu ñu créé ci lii lay dox loolu 2014 la woon je précise le 12 janvier 2014 donc après gis nañu ni Pastef mooy parti bi nga xam ne moo gënoon a am jafe-jafe pour dugg ci këru diine yi gënoon a am jafe-jafe pour dugg ci këru diine yi awma ci explication mais li am ba am mooy discours bi du explication anti-système bi. non par exemple est-ce que religieux aussi gisuñu seen bopp que ni kii dafa ñëw pour par exemple gisee neneen seen doxalin wala leneen. parce que da nga bëgg a boole religieux non dama lay wax rek. yow yaa ni amul explication. mais dafa amoon discours boo xam ni su discours bu bees la. nit ñi di ko dégg. ci Ousmane Sonko. waaw xam nga. est-ce que du discours am moo ko tëjal porte yi aussi. donc. ok. c'était très difficile. oui c'est normal. c'était très difficile et c'est normal. xam nga loolu ça n'a pas changé. Oui. Le discours qu'on a tenu
ba tey ji moom la ñuy tenir. musul déedéet. bon. non discours bi nag bari léegi discours bi daf ngeen ci vraiment bu doon bisaab ñu ne daf nañ ngeen ci ndox parce que bu ngeen demee ba tey par exemple di fexee gisanteek Abdoulaye Wade wala di fexee di gisanteek keneen ak keneen wala di fexe di dem ci xalif yi wala non discours bi changé na Birame il faut le reconnaître. Je précise encore voilà que le premier compte rendu du parti la première réunion de compte rendu du parti date du 12 janvier 2014 compte rendu boobu il est bien précisé ci compte rendu bi que Pastef doit aller à la rencontre de tous les chefs religieux de l'Église et de l'islam pour leur présenter le projet que nous portons. Donc loolu mooy li ci am. dox nañu ay jéego. ndax yàlla dafa dogal tamit ñi ngànk Pastef ci këru diine yooyu la ñëpp bawoo. ndax Ousmane Sonko kenn amul naatable ni sunu maam Rawaan Ngom mooy maamam. Ousmane Sonko mënul xeex këru diine ndax man mii dama jël wér di Tijaan sama nijaay Alaaji Modou Ndiéguène moo ma ko jox je suis de la famille Ndiéguène de Thiès. mënuma topp Ousmane Sonko di xarab këru diine kon du ma fa yàgg ndax ak lu mënti doon bu ngoonee ci sama daayira wala ci sama daara lay dellu. alors li am fan yi passé nag bu foog ñu teg ko ci chronologie ndax junj naa ko léegi dafa am lu fi xew ñun ñu jàpp ni c'est un complot qui est organisé pour faire tomber comme on l'a fait contre Karim Wade comme ni ñu ko defee ci Karim Wade comme ni ñu ko defee ci Khalifa Sall pour noot opposant te ki koy def nëbbutuwu ko parce que dafa toogoon def déclaration ne dinaa réduire l'opposition à sa plus simple expression. ñu jàpp ni ci tànk yooyu la nekk rek. parce que ba li ci yàggul ci élection présidentielle yi ñu mujjee gis nañ système parrainage bi nga xam ne moom la ñu organisé te UEMOA la cour de justice nee na wérul. moom mu def forcing imposé ko par sa majorité. ba dindi candidat yu bari ci élection présidentielle bi. ñu jàpp ni donc li acte la bu muy posé dans le sens de dire parrainage ci gaañale maa ngi jublu ci yow. li ñu defaat encore ñu nangu ko ñàkk ko nangu c'est jàng li nga xamante ne bi moom la droit maye taxaw ne lii lay mbubboo woo muy li ñu jàpp ne ñun droit la xeex ko mu ne moom ak lu ñu ko mënti reprocher. yaa ngi ci discours xalif bi Birame. waaw ci laa jëm aussi bëgguma nga jël temps. non ci laa jëm parce que dañoo am yeneen question yu ñuy wax. non ci laa jëm ok waaw xam nga damay préciser ni bi may ñëw ci émission bi. dañoo waxante protocole. non xam nga non may ma rek damay leeral auditeurs yi damay leeral ñi ñuy déglu. waaw allez leeral leen ma leeral leen waaw. man bi may ñëw ci émission bi. waaw dañu ma ni question yi la ñuy waxtaanee. question yooyu ñu ngi koy soog commencé. donc on a pris du temps pour développer leneen loo xam ne bokkul ak question protocole yi ma fi indi woon. mais man su ma ne lii la ñuy waxtaanee ma bëgg la indil information la avant ñu yegg si ci xalif bi di recevoir Ousmane Sonko fii lañ jaar moo tax xalif bi woote Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko bi mu exprime xalif bi mu yónnee ay nit ay émissaires pour ñu rencontrer Ousmane Sonko ci événement yi bi ñu ko waxee yóbbante xalif bi moom daal ne xalif bi soxlawul woon sax muy yónnee émissaire ndax bu ñu oowoon ñu ñëw bu ñu oowoon ñun ñu ñëw. ok benn donc. bi ñu waxee moom pare mu ne man nag benn mébét laa am daf ñuy ramener ci li ma la wax ne la c'était très difficile benn mébét laa am mooy toog en tête-à-tête ak xalif bi dañ ko woo ne ko suba ci waxtu sàngam xalif bi dina recevoir benn question la laajte est-ce que li ma doon ñaan laa am. moom mooy imposer quoi. est-ce que moom mooy imposer la xalif. dama ni non damay laaj. c'est-à-dire moom mooy imposer la xalif daf may recevoir mais nii la may recevoir. dama ni encore il a posé la question de savoir. non Birame dama bëgg aussi mu leer parce que loolu nga ma wax. est-ce que ni ma ko bëggee noonu la ko xalif bi defee. Papa Ngagne. waaw dama allez-y boo ma dégloo. ok xam nga làmmiñu lekk moroom te ñor. d'accord. boo ma dégloo ma tontu la parce que man xam nga ñëw ma fii pour. ok waaw dama ni. bañ ko waxee li mu la wax mooy. ndax li ma ko doon ñaan la ma may. ñu ne ko waaw li ma doon ñaan. donc loolu kay mooy demande la Ousmane Sonko amul lu muy imposer kenn. ña dem seeti ko non li ma wax c'est très clair. est-ce que li ma bëgg noonu la ko boo ma dégloo xam nga su may wax. waaw li may wax. te saa su ma nee tonnet nga ne tonnet dagg ma li may wax du yegg. d'accord ok.
te bëgguma ñu jóge fii. li may wax man ma génn ñooy la ngay wax leer li may wax dafa leer nañ boo ma dégloo même boo ma daggee je prendrai mon temps pour me répéter 50 000 fois. non amul benn intérêt pour dagg la li ma am intérêt mooy li ngay wax mu leer. yàlla mi ma tim xam li may wax mënut a gën a leer li ma lay wax. allez-y maa ngi lay déglu. voilà donc je répète encore. ok allez mën nga répéter plusieurs fois. waaw je vais répéter plusieurs fois. ok allez je répète encore. ok bi mu jógee ci bi ñu ñëwee ci boppam li mu leen laaj mooy ndax li ñu ñaanoon loolu lañ xalif bi may. ñu ne ko waaw bi muy dem man Birame Souleye yëguma ko parce que il tenait effectivement ci daam rencontre boobu pour waxtaan ak xalif bi loolu man toog nag moom xalif général des Tidianes Ousmane Sonko ñaan ko loolu ne ko su ma sañoon nag ñoom jotaay boo xamante ni bii dañuy waxtaanu biir ñu leeral lu bari ci sama kanam donc biñ ko mayee loolu moom ba muy dem bi mu xëyee ci suba lay soog a woo son chargé de protocole parce que buggul woon audience bi sax siiw parce que loolu la ñaanoon mu woo kooku kese la àndal bi mu jógee Dakar ak sa sécurité dem bi mu yeggee lay soog a woo ki ñuy représenté à Touba ñu ànd dem kër xalif donc ñoom ñett lañ fa woon. am sama mag boo xamante ni bii dafa bokk ci Hizbut Tarqiyyah bi mbir mi amee dafa laajte nee na dafa gis vidéo yi génn mu ne mais kan moo génne vidéo yi man ko nag wax dëgg yàlla man ki génne vidéo yi dina ma jaaxal ndax li wóor te wóor mooy Ousmane Sonko mi dem moom kese moo dem ak son chargé de protocole ak suñu représentant à Touba te image yi ñu wane ñoom ñëpp ñu ngi toog donc kenn yoru ci woon téléphone am donc loolu la fa génn nag xalif bi Ousmane Sonko la waxal Ousmane Sonko li ko xalif bi wax yëpp moom da koy sant yàlla da ko nangu da koo jël parce que papam la sëriñam la ku ñu war a jox ci askan ci cër ci réew mi la bu ko moom bu amee sopp ci tasanteeg xalif bi di ko jox ay ndénkaane képp ku sa kilifa woo jox la ay ndénkaane sant yàlla dong nga ci mën a def amul beneen commentaire bu mu ciy def boo amee yeneen développement nag ñu mu intéressé ñeneen xalif bi li la wax waaw ñoom ñoo nangoo faram-fàccee waxi xalif bi neneen mais moom jógu fa ba mu fa jógee ak lu ñu ci mën di wax il n'en a fait aucun commentaire defu ci benn commentaire li am ba am mooy. d'accord léegi xanaa leer na ba. waaw ma posé beneen question. waaw may ma dolli tuuti rek. waaw allez-y. waaw li am ba am mooy. am na keneen ko fa dem gannaaw moom. muy président de la république. dem na fa kër xalif bi génn na fa. li wóor te woon mooy boo xalif bi ne woon yàlla nga fi am mandat éternel bu ñu xëyee ñëpp dégg ko mais kenn déggu la mu fa waxtaane jar na peut-être pour man ñu intéressé wu ci la mu fa jëlee. d'abord c'est le président de la république. waaw kooku bul ko yemale ak Ousmane Sonko aussi. waaw nañ d'accord ci loolu. waaw président Macky Sall. waaw bul ko tëkkale ak Ousmane Sonko. waaw comme yàlla ak yàlla yi. waaw voilà alors li ma bëgg a wax foofu mooy kon yow li nga bëgg a leeral mooy Ousmane Sonko personnellement yow li nga bëgg a leeral mooy am na lu fa xew loo xam ni diggaale wuñ ko woon ak xalif bi am na ñu filmer te xamuñu ñan la ñan ñoo ci am intérêt donc loolu nga bëgg mu leer la yow. loolu nga man li ma bëgg a leeral mooy. waaw Ousmane Sonko la mu fa doon wuti mooy tase ak xalif bi am na ko. ok la ko xalif bi wax moom dégg na ko nangu na ko. am na dafa am loo njëkk a wax mooy ba ñu fay dem dafa am protocole parce que yow yaay wax protocole boobu léegi. même ci émission protocole Ousmane non Ousmane. protocole Ousmane waaw. waaw yow yaay wax mooy son chef de protocole. non je parle pas de son chef de protocole. waaw li nga ma njëkk a wax mooy protocole audience bi. waaw audience bi pour Ousmane dafa moom protocole. waaw protocole bi mooy ñoom ñaar ñoo koy seq. loolu moo nekkoon protocole bi non. waaw loolu Ousmane ñaanoon. waaw léegi protocole boobu bu fekkente ni amul. waaw da nga jàpp ni am na lu tax amul. non xam nga man loolu li ma ci intéressé mooy. Ousmane ba mu demee toog moom la mu doon ñaan. am na ko. ok la mu doon ñaan am na ko toog ak xalif bi. waxtaan ak moom xalif bi wax na ko la muy wax Ousmane dégg na la ko xalif bi wax. je dis encore Ousmane weesuwul nangu li ko xalif bi wax. fa la ci yam. dama ni maintenant la ca génn Ousmane génnewu ko. man je ne cherche pas à savoir man jim maa xam xaaral rek man jim maa xam kan moo ko génne ndax jim maa xam aussi ban dégg-dégg lañ ci war am li ma ci constaté mooy Ousmane bu mu ñëwee ba léegi il n'a pas commenté. mais ñi ci dee ñëpp ay murit lañu ci waxi Ousmane Sonko jooju ëppul. xam naa ni bu doon tay la waaw Ousmane di yëkkatiwaat kàddu yooyu. kon ëpp na. ma ne wax ju ëpp la. pour man wax ju war woon placé foofu la. du place am foofu. mais Birame man comprendre ma man boo ma nee Ousmane Sonko lu muy wax dañ ciy d'accord. waaw mu dem wax nga ñëwaat ne d'accorduñ ci. waaw mais waaw yow.
waaw ñun mën nañoo tënk. non xam nga non ah doucement rek doucement Pape doucement man weesuwuma wax la ni la mënuma laa wax nag lii nga dëkkal ma fu ma dëkkul ndax ba nee naa la Ousmane Sonko ba mu dem ci audience bi man yëguma ko ndax la ma doon ñaan mooy tasanteeg xalif général des Mourides en tête à tête xalif may ko li ma la wax mënut a weesu lii mënoo ci déduire lu wuteeg li ma la wax. d'accord ok ndax ba muy dem tasanteeg xalif bi. ok Ousmane Sonko yëgalu ma ni taxaw. d'accord yëgalu ma ni moom. d'accord xaaral may ma rek tamit. ok yëgalu ma ni day tasanteeg xalif bi. lam bu demee ci xalif la ko xalif bi wax ba mu génn la ma nangu na la ko xalif bi wax. nangu na li ko xalif bi wax yëpp falaa ci am mënoo ma ne nag léegi Ousmane Sonko ba lu tax diggoo ak moom ca la muy wax ci xalif bi te ba may commencé man nee naa la bu muy dem yëguma ko. d'accord naa ak yow ci loolu. merci Birame alors li ma bëgg a xam mooy pourquoi nga jàpp ni wax ju ëpp la Ousmane Sonko waru ko woon a wax pourquoi yow nga xalaat. non loolu du ma ci def benn commentaire pour man daal li wóor te wóor mooy man Birame Souleye bu ma toogoon foofu parce que man bu fekkoon maa toog ci place boobu du ma ko wax du ma ci dugg. lu tax li am solo ba am solo mooy lu tax Birame. non parce que pour man. waaw. bakken bu rot moom bakken bu rot la. ok fa la ci yam. ok. da leen di li ngeen di da leen ko jaral fekk na am na dafa am ngir la waaw boo ko see jihaad islam borom jant ko mu xeex défense rek la woon défense rek la woon défense l'islam baat bopp taxaw ndax boobu bëgg ñoom islam taxaw moo tax digal ba mën a jàkkaar jàmbaar loolu noonu xeex ñoom bii loolu ba loolu année ba nga xam ne ñëpp nangu nañu léegi nañ jël digal rek bàyyi tere bi waaye ba jaar yooyu nag si daal yi moom man sa góor ko ci islam lam doon def da koo teg ci ndigal yàlla waaye loolu bu amee da attan na ko lu am te di jógul ci ndigal yàlla rek borom kay gi def koy loolu borom pare ba sawar rek maanaam point benn léegi am na solo ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax mën nañ daal wax ni li fi wax ci bakkan su dee am na ñu mu teree raw man mi ci laa bokk ndax man su saboo ñu ko te it du suñu jiite ndax xam nañu li ci diine wax te wootewuñu ci loolu comme da nga wax ci wàllu défense bi waaye ñu sax wootewuñu ci loolu waaye réew mooy toll koo xam ne xam nga ci poñ yi ñu ñeen dénk bokk na ci xam nga xewat xewaat bi am na ay bis yoo xam ne doomu Sénégal xarit moom ko war Khalifa Sall tey ñenn ñi ñu mun loolu politique la waaw politique war politique war politique moom si bëri wax loolu kay waaye parce que kenn gën a waaw ci man moo ëpp doole loolu tëjee géej jàpp nga loolu lépp politique déedéet man la kii ñu daal dañ ci woote moom wax dëgg yàlla lu ñu gis la jaare yu ñu jàpp parti waaye lu ñu gis sa ñaanu yàlla bu am ko bëgg rek lu fit na am xam nga fu mu war a wax ñu ngi jékku lu maye jàmm ci jamono yooyu dama wax léegi lu xel yu rafet yi mën sa am jikko yu rafet yi mën ko am leneen mënu ko amee lu xel yu rafet yi mën sa am jikko yu rafet yi leneen mënu ko maye kon lépp nit ki jógee bu teyee rek ànd ak xel yooyu ànd ak xel ñu laa am jógee comme jógee àgg fa mu jëm la muy wut da koy gën a yomb gën ko lew dégg nga loolu ci am solo lew bi waaw lew bi jërëjëf waxtaan dafa am solo parce que maa ngi jël lu bëri waaw moom xanaa waaw loolu li ñu mën a wax rek du daal nag labir rek diine na seexal diine labir rek la dafa am solo jërëjëf mën nga loolu sama jikko la mënu ma ko ñaan ndax moo sama yéene moom foofu maanaam maa ngaa wax boo noppi rek ma sant ko ñaar benn kàddu ma noppi waaye loolu sama jikko la labir sama jikko ak koo mën a doon rek
la yéen wax rek laa leen yéen te bu ñu waxee dëgg dama lay laaj ci leen lay tax a mucc. jërëjëf man daal noonu laa ko bëggee noonu laa ko bëggee yàgg naa ci ñëw ngeen ñaanal ñu dem man maa sàkk ñu dama bëgg am tey waxtaan nag soo see di kilifa da ngay dem ci jéem noonu laa ko bëggee ñu ci wax yëpp ñun jàngale am loolu lañ koy jëlee waaw li nga wax lépp dégg naa ko lépp lu baax la lépp lu baax waaye nag wutiin mën naa ne mën naa am wutiin waaw wutiin mooy wuute am na wutiin boo xam ne boo ko wutee da nga am li nga bëgg ba nëbb da nga mucc tey